xibaaru bés bi ma leen ci dalal jàmm fii ci Seneweb lu ci gën a fës bokk na ci rek mbirum ab doomu aadama bu ñu dal di faat ca diwaanu Sandaga rendi ko ba noppi rek daal di koy taal ku def li ni mel nag nee nañ ab rek waaye ja nga xamante ne ni xel mi neexul la na mbir ma demee yëpp dinañ leen ko gën a yaatalal dinañ àddoo ci détournement bateau hanté ba ñu xayma ci 3 milliards 900 ci suñuy koppar bu am ca société bi la di Transcontinental Transit directrice bi di Ndeye Nancy Niang mu ci limaale nag ab promoteur lamb bu siiw ak frère am daal dinañuy daal di xam promoteur bu siiw boobee kan la dinañ leen ko xamal ci les jotaayu xibaar. danañ jël roplaan dugg ca réewum Italie àddu rek ci li mu ba suñuy doomu réew yay ñàkk seen bakkan bitim réew nga xamante ne ni mi ngay gën di yokk ab sénégalais nag moom moo fa ñàkkati bakkanam ci ab accident. njiitu réew mi Macky Sall amal na ziyaaram ca xalifa généralu Laayeen yi ngir lu ñuy la téeméer ak ñeent fukk ak ñaareelu édition appelu Seydina Limaamu Laay bi la fa tukkee yëpp ci xibaar dinañ leen ko dégtal ca mu gën a yaatoo juróom-ñetti fan ci weeru mars wi la 8 mars mooy bés bu ñu jagleel jigéen ñi ci àdduna wërngal këpp naka noonu njiitu réew mi Macky Sall daal dinay def ay sàkkuteef jëmale ci gouvernement ngam waaye itam jëm ci ñi nga xamante ne ni ñoo di soxna yi. Malick Ndiaye daal dinay attaqué équipe Aliou Sall bi moom nag ca TFM daal yëkki ay kàddu daal di rek xamal ay dëggam ñi nga xamante ne ni ñoo di ña ànd ak kile di Aliou Sall ak kile di Aliou Sall ci boppam. commission d'instruction bu Cour suprême daal dinay jox ndigalu non-lieu définitive ci mbir mi wutale Madiambal Diagne ak kii di Souleymane Teliko la ca am yëpp ñu fas yéene leen koo xamal ca na mu gën a yaatoo juróomi atub kaso lëmb mooy daan ba nga xamante ne ni moom la ñu gàtt ci ndodd Barthélémy Dias ci mbirum Fatou Ndiaga Diouf bile weeru décembre atub 2011 naka noonu sàkkuteefu procureur ak la nga xamante ne ni ay avocat wu Barthélémy Dias moom la ñu xamle lépp ñu fas yéene leen koo xamal gannaaw sortie bi nga xamante ne ni Adji Sarr daal dina koy defaat Malick Ndiaye daal dinay am la mu xamle waat ci luy wutale Adji Sarr moom mi ak Ousmane Sonko di mbir mu rëy lool li ñu fas yéene leen koo xamalit laata ñu siy toftal xibaaru tàggat yaram gu jotee ndar képpee mbokk yi tënk yaa ngoog ngeen taaxi lu nees tuuti gannaaw bàkk bi ñu daal di koy yaatal aywa bàkk ba jib na nuyu nañ leen bu baax yéen ñu safoo Seneweb ba di ci taataan seen ay xibaar yu wér te wóor ca rue Thionk Lamine Gueye nekk ca diwaanu Sandaga la ñu fekk ab waay bu ñàkk bakkanam néew ba nag dañu ko daal di lakk di luy firndeel ni daal waaja dañu ko faat ba noppi daal di koy taal bu ñu sukkandikoo ci RFM dëkkandoo ya nag flamme ya sax ñoo leen dal di yee ci ay booru 4 heures du matin gannaaw loolu la ñu woo sapeur pompier yi néew bi ñoo ngi ko gis gannaaw ba ñu ko wëree ay simili yu bëri moom nag ñoo ngi ko identifié ci turu ba Moussa Seck ay atam war a toll si juróom fukk moom moomee dañu ko rendi ba noppi daal di koy taal atelier la yoroon nee nañ ca Sandaga kañu njort ne way laa ko faat nee nañu xel ma neexul yenn saay affaire bi daf ko yëngal mu daal di violence police nag daal dina koy interpeller. ma addu ci détournement wu bateau engrais bu ñu xayma ci 3 milliards 900 suñuy koppar bu am ci société bile di Transcontinental Transit directrice bile di Ndeye Nancy Niang ay atam toll si juróom fukk di ku ñu jàpp ne moo def boobu leen njublang da see limale ab promoteur lamb bu siiw lool ak frère am bu ñu sukkandikoo ci observateur ñoo ñeedu ñenn ñu dul Aziz Ndiaye ak frère am bile di Massata Ndiaye Ale Ndiaye ak yeneeni personnalité mën nañu leen teewlu ca sûreté urbaine bu yor wàllum enquête bi transitaire bi daa xam ne ni daal jaayoon na engrais bu bëri kii la di Aziz Ndiaye ak ñooñam ci njëg bu gën a yomb bu nekk ci marché bi waaye ñoom ñooñee joxuñu ko 15 Massata Ndiaye nee na sa jot na ñeenti téeméeri tonne engrais ci njëg 640 millions ci soxna si di Nancy Niang frère Aziz Ndiaye bi nee na tamit fay na en espèce waaye wanewul benn facture bu ñu sukkandikoo ci enquêteurs yi Aziz Ndiaye ci anam bu leerul la jëndee benn partie wu engrais bi ko doon altee ni ki démb Ibrahima Diop di adjoint chef brigade bu parc national bu Niokolo-Koba daal dinañu koy daan juróom benn weeri kaso lëmb li ni mel libération moo ko xamle donte jéggalu na ñeenti doomu aadama ya mu maltraité woon torturé leen ci fàttali ñoom ñooñee dañoo demoon wuti ngooñ juróom ñeenti agent yu parc national bu Niokolo-Koba teg leen loxo daal di leen di jébbal Ibrahima Diop mu leen yeew ba ñu ne ngodd ba noppi di leen di dóor lu ko dalee 9h ba 13h moom nag seen capitaine ya sax li jàpp di matraque ba fi mu ne nii ñeenti ñooñee toog doon na lu leen të xibaar bu bees daal dinay am ci réseau
wu chinois ya doon exploité or ca Kédougou ci anam bu dëppawul ak yoon. Société chinoise bi la di Tianji Investment Group dafa am autorisation de prospection waaye du bu exploitation. Li ni mel nag Mouhamadou Ndour bu direction des mines moo leen ko jox. Permis de prospection boobee nag ñu yor nga xam ne mayu leen benn yoon ñuy exploité way la extraire or ñoo ngi leen ko jox ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru novembre atum 2021. Lu gën a doy waar ci bile mbir nag moo di adresse siège social Tianji Investment Group mi ngi nekk ci ab kër ba nga xamante ne ni dañu caa dëkk nekkee ci HLM 4 chinois yooyee déposé woon nañu sax demande d'agrément ca APIX mu daal di koy rejeté. Damay jël roplaan dugg ca réewum Italie limu ba sénégalais yuy ñàkk seen bakkan bitim réew ñoo ngi gën di yokk. Momar Amar ay atam toll ci juróom-benn fukk ak juróom-benn dëkk ca Italie moo ñàkk bakkanam démb ci ab accident. Mara nag comme rek nu ko jege ñaaleem yay woowee oto moo mbëkk beneen oto naka noonu la ñu ko yóbbu ko docteur waaye dafa mujjee ñàkk bakkanam yàlla na ko yàlla yërëm. Leneen njiitu réew mi Macky Sall amal na ziaram ca xalifu général des Layènes ngir lu ñeel téeméer ak ñeent fukk ak ñaareelu édition appelu ba Seydina Limamou Laye bi bu ñu sukkandikoo ci ab communiqué wu présidence njiitu réew mi Macky Sall dem na seeti tey ci alxames gi ñetti fan ci weeru mars xalifa général bi lee di Mamadou Makhtar Laye naka noonu la si njiitu réew mi prox ndolo dal di magnifier dund ak œuvre Seydina Limamou Laye tey insister ci solo ba benn ak jàmm gu sax dakk comme nu ko max di jàngalee. Macky Sall nag mi ngi àndoon ab délégation bu rëy bokk ci ministre de l'intérieur Antoine Félix Diome, Abdoulaye Diouf Sarr jawriñ bu ñu dënk wàllum wérgu yaram waaye itam ex maire Yoff ak yeneeni autorité étatique. Ba loolu weesoo xalif bi ak famille bi yëpp daal dinañuy jaajëfal njiiti réew mi ngir disposition ya ñu jël ngir xew-xew bi lee jaar yoon. Ci fàttali téeméer ak ñeent fukk ak ñaareelu édition appelu bu Seydina Limamou Laye Al Mahdi bi dinañu ko rek amal ñeenti fan ak juróomi fan ci weeru mars bi lee ca diwaanu Yoff Ngor ak Cambérène ci rek ndigalu bu xalif général des Layènes bu bees bi di Seydina Mamadou Makhtar Laye. 8 mars mooy bés bu ñu jagleel jigéen yi ci àdduna wërngal këpp naka noonu njiitu réew mi Macky Sall daal dinay sàkku ci gouvernement bi ngir daal ñu wéyandi effort ya ñuy def ngir xeex te bañ a bàyyi violence ya ñuy def soxna yi bu ñu sukkandikoo ci communiqué bu sanctionné réunion hebdomadaire gouvernement bi njiitu réew mi daal dinay sàkku tamit ci gouvernement bi ngir daal ñu def li ni mel ngir autonomisation économique u jigéen ñi ak renforcement continue wu seeni ay capacité ak rek yombalal leen ñu jot ci ay financement wu seeni ay activité Macky woon yi délégation générale à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes ngir ñu intensifier financement yi ci communes yi ak département yu Sénégal ngir mën a rek consolider politique inclusion bi ak promotion économique des femmes. Ci njeextalu kàddoom jiitu réew mi daal dinay mujjee saako ci ministre de la femme ak rek ministre secrétaire général de la présidence de la République ngir daal ñu daal di actualiser cadre législatif bi ak réglementaire si lu ñeel organisation ak fonctionnement wu observatoire national de la parité. Malick Ndiaye daal dinay attaqué équipe Aliou Sall bi moom nag ca télévision Futurs Médias la xam le ni bu ñu wotee ba pare Ahmed Aïdara bu ñu doon rek xeeb naan journaliste bi revue de presse nangam ak nangam moom moo duma yu métti lool rakkoom njiitu réew mi Macky Sall ak gàngooram ak lépp la mu amoon ci yàlla la. Ba loolu weesoo la ne nag xam nañu ne yàgg naa dem si élection wa ilaa yàgg nañoo def élection nit yi di jënd ay conseillers yi ni mel nag waaye bu ñu amoon jom dëgg-dëgg duñu daal di wax daal ne waa Guédiawaye ne da ngeen ma daal di beddi tànnu leen ma waaye dinaa fexe daal ba ki ngeen tànn ne rek moom ngeen jël teg ko ci bopp mairie bi du liggéey ci diiru juróomi at yi di loo xam ne waa Guédiawaye ci seen bopp ñoo ko war a lijjantil seen bopp ndaxte mu neex leen ak mu nakkari leen yépp ci diiru juróomi at yi Ahmed Aïdara mooy ne faax toog ca photo yu mairie bu Guédiawaye ak lu ñu mënti def te bu nekkoon askan bee leen ñor waroon nañoo rek def leneen lu wuuteeg li ni mel mu xamle ko moom Malick Ndiaye. Commission d'instruction bu Cour suprême daal dinay jox ndigalub non-lieu définitive ci mbir muy wutale Madiambal Diagne ak Souleymane Teliko. Commission instruction bi nag daal dinay settal wecc ex président wu Union des magistrats du Sénégal gannaaw plainte patron groupe Avenir Communication bi waaye parquet général daal dinay interjeté appel bu ñu sukkandikoo ci les échos bu biiral xibaar bi. Ci fàttali Madiambal Diagne dafay topp àttekat bii di Souleymane Teliko ca kanamu chambre criminelle bu Cour suprême ngir diffamation dénonciation calomnieuse ak injure publique gën ca leer patron
presse bi day reproché magistrat bi lu mu ko tuumal wàllum viol ca ba ñuy rek amal audience su ñetti fan ci weeru juin bi Madiambal Diagne nag nee na day xaarandi ba gis ba fan la ñuy tricher ak moom ak loi bi. maire bu beesu Thiès bii di Babacar Diop daal dinay xamle ci ab visite de terrain ne dina jël immédiatement ay mesures administratives ngir rek restituer Thiès waaye espace yu nekk ci centre ville ba te ay privé daal di fay occupé li ni mel moo tax mu dem Mickey Land di ab aire de jeu privé bu nekk fu jànnoog hôpitalu ville ba ca Kajoor Glace ci promenade Thiès waaye ak lu ko wër ngir constater daal espace public yu ay privé daal di occupé mu ñaawlu état bu aire de jeu bu Mickey Land Babacar Diop nee na daal ci xolu Thiès la nekk xañ Thiès waaye ñu noyyi naka noonu la ne day tàmbale ay mesures administratives ngir récupérer espace yooyu laata muy naan ngir protéger xale yu Thiès mënatu leen rek bàyyi ñuy dugg foofee ndax daa am problème mu kaaraange rax si dolli dinañu récupérer la waa Thiès espace yooyu rendre leen démocratique accessible ñoom ñooñee di Thiès waaye yëpp ñu jot ca ngir nag maire bi la di Babacar Diop mënuñoo nangu ñu jël la nga xamante ne ni ñëpp ko moom jagleel ko rek kenn nit. way laa def ko seen ab moomeelu bopp juróomi atub kaso lëmb mooy daan ba ñu gàcc ci ndoddu Barthélémy Dias ci mbirum Fatou Ndiaga Diouf bu am weeru décembre atub 2011 procureur peine boobee la sàkku ci maire bu Yeesu Ndakaaru bi ngir coups et blessures mortelles coups et blessures volontaires ak détention d'armes illégales sans autorisation représentant au parquet bi daa écarté mbirum légitime défense bi ndax nee na daal ñañu gaañ ci jàppante boobee dañu doon daw di fu ñu tiiree bal kile di Ndiaga Diouf partie civile bi nag daal dina ñuy dëggal ni daal ngànnaay gu faat kii di Ndiaga Diouf mënula doon benn budul bu Barthélémy téewoon ndax de laata rek ñuy laaj Barthélémy Dias téeméer rek juróom fukki million ndàmpaay ay avocat wu Barth nag nee nañu vérité policière du vérité judiciaire te bal yu faat kii di Ndiaga Diouf jógee koowul ci arme bu Barth yoroon Barth nag daanoon nañu ko weeru février atub 2017 en première instance ñaari atub kaso bokk ci juróom benn weer lëmb gannaaw ba mu tàggoowee Nabou Dash bett nañu bëri gannaaw ba mu defee lu wuuteeg la mu doon wax naka noonu ci Instagram internet daal dina ñuy vaar ki la di Nabou Dash biral vidéo am ba mu doon naan xalaatul rek sax tas sëyam bi da ci dee mu ko doon xamle saa suñu li doon fësalit jongeem ngir rek te sëyam gën ko dëgëral tàggat yaram laa koy ndar keppe ak Égypte Sénégal Aliou Cissé nag daal dinay lancé ay convocation wam si waxtu bu fédération sénégalaise de football ak ministère des sports nekkee ci waajtaay dëgg ngir rek double confrontation bi Égypte Sénégal ñaar fukki fan ak juróom ak ñaar fukki fan ak juróom ñeent ci weeru mars si lu ñeel barrage qualificatif yi ci mondial Qatar 2022 bi staff technique u gaynde yi lancé na convocation yi ni ki démb ci àllarba gi mu nga ko fi de sax la ñuy buuree xibaar yi jaajëfal leen yéen ñu ko doon topp fépp ci àdduna gi di la ñaanal kenn dalu jàmm ak salaam